sante yàlla en fait tey dañoo ñëw fii ci quinzaine de la femme ñu xam ne quinzaine boo xam ne on célèbre la femme te boobu ba léegi quinzaine dafa gëjoon a am Sénégal jigéen ñi namoon ko ndax cadre boo xam ne la jigéen ñi ci la ñuy wax seen i mbébét ci la ñuy wax tamit fu ñu toll seen i jafe-jafe fi la ñuy wax aussi li ñu bëgg état yi jàppale leen ci donc cadre boo xam ne la daal jigéen ñi dañ ko dédié aux femmes lors de la quinzaine ñu rafetlu lool ni quinzaine de la femme ñëwaatee au Sénégal. En fait mbébétu jigéen ñi thème mu quinzaine bi laay commencé c'est le PSE mooy l'autonomisation de la femme. autonomisation de la femme nag ku ko xam ni PSE wéeruwaay waaye jigéen ñi la wéeruwaay jigéen ñi la. PSE ku ko xam ni autonomisation de la femme la ñu wax te autonomisation de la femme bi ñu koy wax son excellence le président de la république dafa ñëw rek mooy góor gi yërëm jigéen ñi dafa ñëw rek ne PSE ñetti was yi mooy jigéen le monde rural et les jeunes jigéen ñi ñun la monde rural bi pratiquement population bi fa la ñu dëkk jeunes yi sunu njaboot la ñu. donc looloo taxoon tey jigéenu Thiès yëpp daje ne dañuy def quinzaine de la femme donc waxtaanee gis réalisation jigéen ñi tamit xam fi jigéen ñi toll te tamit ñoom jigéenu Thiès dañoo takku ne dootuñu tàllal loxo dañoo bëgg ku leen jàppale ay jumtukaay yoo xam ne ci la ñu mën a liggéeyee ba mën ci gis seen bopp ba mu mën a rogalaat seen njaboot gi. te tey nag ma rafetlu lool aussi comité consultatif bi bu Thiès te soo leen gisee tout autour de moi de Thiès Nord tout autour de moi y a que des femmes leaders. yoo xam ne dama ñëw aussi pour tendre leen la main parce que tamit autonomisation bi ko njëkk a wax mooy le président de la république ne la patrie avant le parti te boobu ba léegi nee na jigéen ñee ko ñor ndax soo gisee gratuité de la césarienne gis les bourses familiales gis mesures yëpp yu mu jël yoo xam ne ndimbal ak yërmande rek la ci jigéen ñi moo tax man ñëwaat tey tendre la main aux femmes de développement qui sont des femmes cadres femmes yoo xam ni xarañ nit ñi xam leen ci Thiès fonk leen ma ñëw tey tendre leen la main encore une seconde fois bëgg a ànd ak nag ñoom ñu mbébét gi président am ci Sénégal ñu ànd ak man pour ñu liggéey ko su neexee yàlla. Est-ce que fii au niveau de Thiès. mën nañu fi wax ay réalisations yoo xam ne président def na ko jagleel ko jigéen ñi concrètement. waaw mais bourse familiale yi doo dem benn quartier Thiès boo xam ne amu fa ba muy def lancement bi sax Taïba Ndiaye gii nga ko defee région de Thiès xam ne dafa sóor région de Thiès. donc réalisation yi entre autres gratuité de la céréale ku ko moom lu dul ñun jigéen ñi ak yeneen ak financement yi parce que financement yi ñëpp xam nañu ni enveloppe bi mu jagale woon la région de Thiès def dépassé lu bëri yeneen sax région yi ndax am boo xam ne yërëm Thiès ndax boobu ba léegi xam ne Thiès lépp dafa na tekk. gannaaw ba nga xamee ne président de la république dafa encouragé madame ministre de la femme ak képp koo xam ne jigéen nga pour ñu dekkalaat li nga xam ne mooy quinzaine de la femme. mu nekk jamono joo xam ne jigéen dañ ciy gis seen bopp wane seen bopp waaye waxtaan aussi càmbar la nga xam ne mooy seen jafe-jafe xool aussi naka lay mën a gën a suqali seen bopp ngir mun a jëmale Sénégal kanam thème bi wane na ko ndaxte président de la République dafa taxawal programme yokk plan Sénégal émergent mu nekk lu àdduna bi rafetlu rawatina Sénégal waaye tamit mu nekk yaakaar boo xam ne tey jii dañu gëm ne moo mun a jëmale Sénégal kanam. mu am deuxième point boo xam ne si maanaam nit ki la porté muy capital humain tey suñu considéré ne population Sénégal lépp genn wàll xaaj bi ay jigéen lañu war nañ gëm ne jigéen ñooñu am na rôle bu ñu war a mën a jouer si plan Sénégal émergent boobu. ndax financement rek mooy permettre jigéen ñi mën a soqali toujours dañ leen di dégg ñu naan amuñu financement yéen ñii seen xam-xam màcc si côté. non balaa financement di am formation day am balaa formation di am éducation day am. ndax jigéen ñi tamit war nga ko tàggat noo xam ne même si biir këram war na am ay réflexes yoo xam ne parce que sa kër mu set nga xëy di ko bale muy set say doom nga leen topp ñuy set loolu si développement la bokk te loolu aussi éducation la à la vie familiale formation la da ngay waxtaan ak say njaboot say doom dañuy war a comporter wu ngir mun a sàmm seen bopp loolu lépp si éducation la bokk information communication dafa baax li nga xam ne jigéen ñu ngi koy def tey di weccoo xalaat dafay yokk seen xam-xam ci seen koom-koom financement dafa ñëw rek di yokk loo xam ne gannaaw ba ñu ubbee seen xel jox leen ay jumtuwaay yoo xam ne dinañ mun a gérer xaalis en ce moment lay financement di soog am njëriñ waaye ni soo ko joxee xaalis te tàggatoo ko xaalis boobu day ñëw. si kawam loolu yéen ñu dénk leen ngeen war a aar xale yi si politique état est-ce que CDPE bi nga tudd ak yooyu échoué wuñu seen liggéey wala. non ñu ngi def seen liggéey mais xam nga mbirum ka ñuy sàkku si biir kër loolu mënu garantir ne gouvernement bi saa yu xëyee
day yónni policiers yi wala gendarme yi ñu dugg kër gu nekk di surveiller kan moo def lakk na ko defal wala déet parents yi dañoo am responsabilité am na xale fu mu toll waroo ko bàyyi si yenn environnement yi donte nijaayam la nekkal wala rakam wala magam am na nu ñu koy aaree sàmm ko parce que dafa nekk nit koo xam ne dafa fragile su loolu weesoo fii si Thiès taxaw nañ fi benn comité départemental de protection de l'enfant boo xam ne dañuy càmbar problème yu mel noonu lan mooy jafe-jafe yi nga xam ne xale Thiès ñu ngi koy dund si seen wàllu jàng seen wàllu wér-gu-yaram xale yi nga xam ne dañ leen di yalwaanloo xale yi nga xam ne dañ leen di sàkku si biir kër yi xëy na loolu mooy cas boo xam ne dañ ko gis waaye am na ay cas yu bari yoo xam ne si diggante xale bi ak waajuram la diggante xale bi ak ay mbokkam ñu koy jege ay magam ay rakam diggante xale bi ak ñi nga xam ne dañ koy jàngal waaye plan d'action bi nga xam ne dañ ko taxawal biir Thiès ci comité départemental de protection de l'enfant day xalaat ci question yooyu di wut ay financement pour di former parents yi di leen éduquer waaye aussi di leen tàggat ci li nga xam ne mooy dispositions yi war a mun a jël ngir gën a mun a aar seen i doom. ndax day wane ne loi bi donte sanction yi diis na mais application bi mooy posé non dafa am lu nekk ci nit ki loo xam ne kooku nguur gi mënu ko changer am na ñoo xam ne ci seen jikko la seen caractère la maanaam feebar la ci ñoom ñooñu dañ leen war a yóbbu ñu faj leen mbaaw ñu am neen lu ñuy def ak ñoom am na ñu siy dem sax ba ne dañ leen war a castrer médicalement donc ñun li ñu mën ak nguur gi li mu mën mooy d'abord xale bi ñu confier ko parent am mu aar ko su loolu weesoo am na ay lois yu fa nekk ak ay chartes yoo xam ne képp ku bundu xatal xale wala nga fitnaal ko wala nga teg ko coono boo xam ne jaaduwul yoon dina la teg daan boo xam ne xëy na bala nga siy jóg di nga xalaat leneen waaye dootoo fa jógewaat di ñëw di sàkku xale. mooy li ñu dajale fii tey mooy quinzaine de la femme ñu ci gërëm le président de la république nag Macky Sall ndaxte quinzaine de la femme ñun jigéen ñi namoon nañ ko te quinzaine de la femme moom la ñu mën a approprier pour feetu pour jooy suñu naqar pour laaj président aussi li ñu soxla ñun jigéen di Thiès Nord yi nag li ñuy laaj muy comité consultatif Thiès Nord bii ñun financement yi Moustapha Diop di wax comme ni ko madame Seynabou Ndiéguène defee qui n'a ménagé aucun effort pour que cette nga xam ne moom bàyyiwul dara pour réussir journée bii moom Seynabou Ndiéguène dugal na ci loxoom bu baax mais nag président de la république ñu ngi ñaan mu gestu jigéenu Thiès Nord yi gis na cette forte mobilisation des femmes de Thiès gis na mobilisation bu rëy bi nga xam ne jigéen ñi Thiès Nord yi am nañ ko jigéen ñi Thiès Nord yi soxla nañu suuf pour bay jigéen ñi Thiès Nord yi soxla nañu tracteur jigéen ñi Thiès Nord yi soxla nañu centre de santé parce que dañ ni bala ngay dem autonomisation il faut am santé centre de la reproduction ku nekk xam na ni jigéen ñaa ngi dee ñu soxla nag jigéen ñi ñu jàppale leen ci relèvement plateau technique ñu doté ñu Thiès Nord am na benn ambulance boo xam ne un partenaire moo ñu ko may mais bëgg nañu un deuxième ambulance pour faciliter l'évacuation des femmes parce que Thiès Nord dafa sori dëkk bi te ñun jigéen Thiès Nord yi dañuy teel a xëy dugg dee wàcc li nga xam ne moom la ñu am financement di ko liggéey gis ngeen suñu exposition ñun ñoo ko wutal suñu bopp di dajale suñuy dërëm suñuy tànk suñuy mbootaay suñuy avec léegi nag financement yi nga xam ne ñu ngi koy joxe ci dëkk bi nan ñu tàllal suñu loxo ñun jigéen Thiès Nord yi ñu jox bi loolu laa amoon li may wax di gërëm ñëpp ñu jàppale di gërëm aussi le sous-préfet de la zone nord. jafe-jafe yooyu tamit yéen ay exemple de réussite ngeen nan ngeen di liggéeyee yéen jigéen Thiès Nord. dañuy def ay mbootaay di def ay ndaje bu dee groupement yi dañuy def ay mbootaay di def ay natt suñu nattee teggi cotisation jox benn jigéen mu dem liggéey dégg nga te aussi wax dëgg yàlla waruma mën a wax man Fatou Badiane ci Thiès ba pare te wax moom monsieur Mamadou Dieng liggéey jàppaloo woon nañ trop man maa yore woon entrepreneuriat féminin mu financé ñu xaalis bu bari jël ci banque bi mais banque la prêt bancaire la ba léegi ci banque bi lañ doon financé ñun jigéen comme ni ko Pape waxee léegi ñun dañuy dajale suñuy mbootaay di def ay avec di dajaloo di jël suñu xaalis di ci liggéey di wëlbati ak a tëral mais amuñu benn appui boo xam ne état la ñu jógee pour di ci liggéey. kon yéen gisaguñu seen bopp ci PSE bi. gisaguñu suñu bopp ci PSE bi. kon daal yéen laalu leen. thème bi laaluñu mais dañuy ñaan yàlla thème bi laal ñu moo tax ñu approprier ko tey ñëw fii tey di ko développer pour ñu won jigéen ñi PSE li muy jariñ ndax jigéen ñi mën a taxaw ci tànku PSE président tam jóg ci PSE dooleel jigéen ñi gisaguñu suñu bopp ci PSE. maa ngi julli si Moustapha sang ba ca Medina di ziar sama royukaay sama wéeruwaay ki may xoolee tey Abdourazak Ndiéguène muy sa Mouhamadou Mounir Ibn Ahmed Sakhir Ndiéguène sama papa maa ngi lay ziar di ziare suñu kilifa yi ñu am ci zone nord parce que bu dëkk bu nekk dafa am bunt di ziar sëñ Moussa Fall bu sëñ Amdi Khady Fall bu sëñ Assane Naaru Kawsara Fall ak sëñ Alpha Ndiaye Dabaye
sëñ Fallou Ndiaye njabootam yépp waa kër Daabaay samay kilifa boobu maa ngi leen di ziar. monsieur le préfet bi ma paree ci yow damay jàll ci sama xaritu bopp muy la ministre de la femme madame Mariama Sarr bi xam ni tey su nekkul woon ci yeneen gox am ak service am yépp dem mu dépêché son directeur la protection de l'enfance muy monsieur Ñoxawaay Diouf ne ko bàyyil ma lépp dem waxtaanal ma ak Thiès déglul ma Thiès déglul ma jigéenu Thiès moom la xëy si suba ba léegi dépêché ko mu bàyyi léppam te xam naa ni jotam yombul moo ñëw tey ànd ak man fii pour ñu mën a waxtaan ak askan wi waxtaan ak njaboot ba ma ciy paree damay nuyu samay camarades de parti monsieur Lamine Aïssa Fall di ma bokkal zone nord monsieur le président docteur Pape Amadou Ndiaye sama càmme ñu bopp xaritu jigéen ñi di nuyu monsieur Ousmane Diop di nuyu sunu maire commune bi tamit muy Lamine Diagne bu ma paree ci loolu nuyu madame Fat Badiane nuyu groupe consultatif bépp maa ngi koy teg sa loxo tànn Fatou pour nga nuyul ma sama ndaw la jigéen bi nekk ci salle bi yépp di rendre nag un hommage et je pense très mérité à madame Anta Dieye ma bëgg ngeen jóg tàccul ma ko Tan Anta tey ñun ñii suñu ñimee tey di bëgg a bëgg a Tan Anta tey ñun suñu ñimee zone nord yaa ñu fital Dieye ndax femme d'engagement nga de conviction nga daka fa nga nekkoon ba léegi jógoo fa Dieye ñu ngi lay sant ci la gërëm tey suñu ñimee rek ba àll bi la demee da ngaa xuus jàll tey nag quinzaine de la femme dañ ko namoon président Macky indiwaat ko ba mu ko indee dafa ne autonomisation de la femme PSE autonomisation de la femme autonomisation de la femme nag PSE ku ci nekk xam nga ni am na ñetti was yoo xam ni jigéen la le monde rural et les enfants jigéen ñi man la yéen la le monde rural mooy fi ñu dëkk la jeunesse mooy sunu njaboot te nag ñépp xam nañu ni Thiès deuxième ville du Sénégal ak Thiès importance bu am ci Sénégal boobu ba léegi lépp dafa ne takk ñu teg ñu yeexu xeex kay looloo fi jeex bëgg nag jigéen ñi ñu xam ni son excellence le président de la République du Sénégal dafa ne la patrie avant le parti bourse familiale yii nee na politico lewu ma leen ko sama financement yi politico leen ma ko joxal leen ma ko jigéen ñi ndax Sénégal ñu gis ci seen bopp ndax looloo tax ñu fal ma son excellence le président de la République du Sénégal daf ma ne Seynabou waxtaanal ma ak njabootu Thiès ndax depuis 88 bañ ñu traité de jeunesse malsaine booba ba léegi pouvoir bu ñëw dafa bàyyi Thiès te nag loolu dafay war a jeex ndax la may wax barki démb ma koy répété fu ma toog sunu njaboot gii suñu baaxul ñu ni seen ndey la seen ndey liggéeyul te booba ba léegi liggéey amul Thiès Jakarta la ñuy dawal jaay café Touba jeunesse su Thiès amuñu dara. ma ni nag monsieur Niokhobaye Diouf ma ni ganeel ma sama sœur de cœur et de parti la ministre Mariama Sarr nga ne ko bi naaw ko bi ma ko santee ne ko njabootam gaa ngi nii financement yi lu bëri dugg na Thiès mais am na ci ñoo xam ne jotuñu notamment groupe consultatif bii barki démb ba ñu ñëwee rencontré ma sama kër ñu waxtaan dama leen a tendre la main dama leen ne ñun politique bii dañ cee bëgg yàlla dañ naan politique fii rek la yam ñoon gëwuma loolu man Seynabou Ndiéguène ndax dañ cee bëgg a liggéey ëllëg bëgg jigéen dootul tàllal loxo bëgg jigéen ñi gis ci seen bopp ci liggéey ba mu mën a rogalaat seen njaboot ci barke Nabi Moustapha. Monsieur le ministre man nag dama ne kàddu gi may yëkkati man Seynabou Ndiéguène mën naa ko yëkkati au nom de la ministre sama yaay Mantoulaye Diène ndax Thiès duñ ma ne lu tax ki xam tarixu Thiès histoire u Thiès man Seynabou Ndiéguène ma jóg sax mën a taxaw waxal sama yaay yi bopp xam nañu Mantoulaye Diène ak sama yaay ñoo bokk bàyyi Hélène Thiaw mu doonoon léppam Pa Omar Ndiaye yaayam sama maam Marème Fall sama maam Góora Thiaw bi jur sama yaay ko doon denc su
ci amoon doom tey day bokk ak Omar Ndiaye ndey bokk ak sama yaay baay koo koy sama yaay ma wëlbatiku bourse bi ma jàngee bitim réew Mantoulaye Dieye moo ma ko may boobu Iba Der nekk ministre de l'éducation nationale amoon benn dóor rek muy Misaan Ndiaye mu ni sëy na bu jigéen nii laa koy jox ba mayoon ma machine 7 ans yooyu nga xam ni nag sama yaayu bopp la ñu tuddee yëf yi ma gën ci sawar Fatou Badiane li ma la waxoon ne la su dul woon man mi ngeen def ma ren Mantoulaye rek damay tax a jóg ndax fierté zone nord la te bari ci démb damaa suux dem kër Sayib Ndooy waa kër Sayib a ngi nii yóbbu leen i financement yoo xam ni ministre Moustapha Diop a ko fa joxe jaarale ko si Mariama Sarr son ministre de tutelle bi ma demee dañ ma ne téeméeri junni la ñu mës a am 87 lañ ko jotoon si Mantoulaye Diène moo ñu ko joxoon jigéenu Sayib Ndooy moom la ñuy liggéeyee ba tey jii ci la ñuy wëlbatikuwaat son excellence le président de la république joxaat leen i financement bu ñu am tey nag ba may jóg damaa ànd ak samay mbokki bopp waa parti socialiste ba ci tuddee Maïmouna Mantoulaye Diène la ñu jóg ñoom ñëpp Mbarou Dieng responsable départemental des femmes du PS ma nga nee toog jóge Xombol gunge ma honorable député Ndeye Fall Diouf boot femme AJ/PADS yëpp ma nga nee toog gunge ma Aram Dioum mouvement gëm sa bopp bu sama frère Maodo Malick Mbaye mi ngi nii ak toutes les femmes de l'Alliance pour la République les femmes du département madame Nogoy Niang de Kër Séga madame Dia bu représenter le ministre Ousmane Ibrahima Ndoye sama frère ma nga nee toog tey gunge si ma ak les femmes de l'Alliance pour la République waa kër Abdou Mbow ak nii wër ma femme catholique yi bu n'êtes pas en reste ndey gis naa la maa ngi lay sant di la gërëm bëgg Fatou Badiane la ma leen waxoon parité bi nag elle n'est pas effective à Thiès bëgg ñun jigéen ñi conseil départemental ba nga ne ñaari jigéen a ca nekk ci bureau ba la parité n'est pas effective à Thiès bëgg yéen jigéenu zone nord sama zone de cœur yéen ñi ma am lu dul yéen bëgg ñu ànd bëgg ñu liggéey ñu jël Thiès teg politique fële jël développement sampu ci riibu ci ànd ak yéen pour ñu xalaat pour objectif yépp yi ñu am ci Sénégal nësër bi son excellence le président de la République nësëral ko Sénégal pour yàlla may ko ci may sutura mu kii Absalaay maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm tamit sama tante sama umpaani ko monsieur le préfet yaa may tënk ndax dangaa bañ ma politique te du ma politique donc maa ngi la koy delloowaat booba ba léegi defe naa ni rek la naa la li ma wax rek mooy tendre naa leen la main li ma wax bëgg naa ñu ànd liggéey li ma wax mooy nañu ànd allahumma salli ala sayyidina Muhammad rasulullah